yombal jote ji ci état civil naka noonu it fexe ba ami kayit loolee gën a gaaw di xememteefu plateforme bi di sama état civil bi ñu lancé ci diwaanu Mbàkke ñu def lu ni mel di ANEC ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci njiitam mi xamle ne loolee xememteef ba du leen lu dul fexe ba dëppook bëgg-bëggu askan wi Maxtar Ndaw lay wuyu. suñ ñëwee ba nga xam ne àdduna dox na ba ñu mën ko def waaye dañu naan du tere ñu méngoo ak loi mooy ñaar yi des. nga xamante ne benn bi mun nga ko jëlee feneen fu la neex nga juddoo fa ak ñàkk faa juddoo mais fu la gën a jege beneen bi nga am ko ci sa ordinateur wala nga dal di ko am ci sa téléphone ñaar yooyu nag ñun dañu bëgg a méngoo rek ak loi pour dal di ko ubbi. ci noonu directeur général agence nationale bi ëmb mbirum état civil ci Sénégal dellu si ci li waral tànneefu commune Mbacké. archivage bi parce que dencum kayit dafa yombul. waaye mu am nuñ ko war a dencee ñu ñëw fekk Mbàkke ni ñu ko dencee amuñ ci benn kàddu bu ñu ciy teg lu dul rafetlu ko loolu yëpp nekk lu ñu motiver waaye ñi nga xam ne dañuy liggéey ci centre bi agent ak officier d'état civil yi nekk ñu sawar lool ci liggéey bi ba pare won ñu ne sawar nañ ci lool monsieur le maire itam nangul leen ko ba pare nangul ñu itam ñun ñu ñëw defe ko fii waaye ñëw teew. je pense que loolu récompense kuy liggéey mënu ko am. mu ni doxalin wu njiital bokk moomeel bu dëkk bi lee rafetlu ginnaaw ba mu yëkkati kàddoom Gallo Ba. ku nekk xam na ne at yi weesu même pas 3-4 ans bu doon ñuy tànn état civil bi gën a performant Mbàkke du ci bokk ndax ay kayit yu yàqu ak yu jaxasoo woon ñu def ci ay jéego def li ñuy wax reconstitution li daanaka fukki junni acte reconstitué nañ ko am système archivage bu ñu moderniser. ba pare yokk jumtukaay yi pour que état civil Mbàkke gën a baax kon tey bu ñu tànnee Mbàkke ci phase pilote bi dafay consacrer liggéey boobu ñu def waaye tamit dafay jàpp ne dafay firnde que ne waa ANEC am nañ confiance état civil Mbàkke. ñu xayma ko ci dëkk bi ëppi nit ci réewum Sénégal ginnaaw ba ANSD amalee njàggat lu ni mel Mbàkke ne la muy xaar du leen lu dul ñu yokk centre d'état civil yi askan wi di laaj saa su ne. ca marché Castor lañ fekk jaaykatu ndawal gi moom mu jàpp ne client yi bëgg nañ jënd waaye amuñu xaalis. nit ñi bëgg nañ ko amee dañu yorul xaalis waaw fi dëkk bi toll la waaw ñëpp ko yëgandoo fi teg ci offre bi ñu doon am mënatuñ koo am ñun tamit liñ doon jaay affaire bi ni mu doon gaaweetul noonu quoi ndax dëkk bi wax dëgg si yàlla amul xaalis waaw parce que ñëpp ko yëgandoo daal waaw. ci lu ko sorowul lool lañ fekk jaaykatu naana bi moom nag mu jàpp ne client yaa ngi ñëw waaye ndànk-ndànk. waaw sant yàlla rek ñu ngi ñëw ndànk-ndànk rek sant yàlla la. waaw ndax nit ki moom loo yàlla lu mu la jox danga kaa war a sant bul xeeb moo baaxul waaw te yow la suba sa morom la. cliente bi dafa ñëwoon jënd ci ay jën. moom nag xamal nañu ne marché bi dafa cher comme nu muy faral di cher ci weeru koor gi. marché bi nag jën yi moom yombul moom xaw ma nag ndugg yu sew yi mais jën yi moom yombul waaw te comme yeneen at yi rek fii dara changé wul ñoom bu ñu yokkul du ñu wàññi marché moom weeru koor day yokk rek waaye wàññeeku. marché Castor ci weeru koor gi bu ñu sukkandiku ci jaaykat yi client yaa ngi ñëw ndànk-ndànk waaye itam njëg yi dafa yokku. dogee sa koor ak tàndarma lu simple la
waaye nag lu am solo lool la ci jullit bi nekkul rek luñ taamu waaye yonent bi ci boppam moo ko daal di diglee. sunna la seexu comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee moom alayhi salaatu wasalaam moom moo ne da ngeen di dogee tàndarma beneen bi tamit mu ne dee leen teel a dog di yéex a xëdd mu ne ndax bu ngeen koy def feeg yéen a ngi koy def da leen di jural barke. benn tàndarma la wax benn doomu tàndarma boo ko joglooy koor kon da nga xam yoon bu toll ni kaxoor nga xam ne kon tàndarma xam na solo lool ci dog bi. limu tàndarma ji tamit am na ci solo. benn ñett juróom-ñaar taamu nañ ci lu tool la ginnaaw ba ñu amalee benn journée boo xamante ni lekku ñu naanu ñu. xam ne dafay jël tàndarma ji lu mat ñett wala mu jël ci lu mat juróom wala juróom-ñaar waaye lu ci ëpp lu rot ci sunna nee na ñett tàndarma la daan gën a jël. ginnaaw ngëm-ngëm bi nag science bi tamit daal dina ci dolleeku ndaxte tàndarma ji daal na ànd ak énergie bu mucc ayib. kon tàndarma dafa bokk ci ñam yi nga xam ne dëgg-dëgg ñam yu tedd la ñam yu baax a baax a baax a baax a baax bokk tamit ci ñamu àjjana yi te loolu sunna saxal na ko. lu ci bëri dafay yokk wér gi yaram gi dafay taxit sa jëm mën a jël mën a réer ak yooyu daal sa yaram mën a hubbeeku nga mën a sawar pour naafile ji. am na façon yi tàndarma yoo xam ne boo lekkoon ci juróom-ñaar ya loo mën a lekk tooki du la jàpp loolu moo daloon Xaalid ibn Walid. lan lañ mën a jàpp ci tolluwaayu marché bi ci Nioro amul lenn luñ ciy tiita tàndarma ji mën na sëkk ci marché bi te njëg li tamit daal diwul jafe lool la. te actuellement prix bi aussi moom it wax dëgg yàlla abordable na parce que prix bi gën a cher actuellement c'est à 9500 mu ngi wàccaat des fois ba 8500 francs ñu gis ne disponible na en quantité mais puis prix bi aussi vraiment accessible na pour ñi nga xamante ne aussi dañ ko faral di soxla. ñu ngi ñëw comme tous les jours parce que ku nekk xam na ne bu ñu togluwoo ci waajtaayu événement clients yi dañuy soxla di uti marchandise ci boutique yi vraiment ñu ngi ñëw en masse. qualité bi ak quantité bi amul lenn luñ ci tiit ci Nioro du Rip jullit yi nag ren ji jàpp nañ ne danañ mën a dog seen koor ak tàndarma si num gën a dalee seen xel la. Black History Month mooy dañuy jëmbal race noire bi nga xam ne moo fi nekkoon di def lu am solo moo fi nekkoon di xeex lu am solo Nelson Mandela toog na wax ne ngandaay bi gën a rëy mooy xam-xam fan lañ koy amee ci biirum classe boobu nan la ñuy def ba xale yi mën fa dund parce que xale fu neexul du fa dem dañ ko war a rendre dañ ko war a def benn amour boo xam ne xale bu ñëwee dafa bëgg toog ñu xam ne fii la ñuy nekkee en sécurité fii la ñu war a nekk pour mën a dund loolu moo tax Black History Month si ñëw tey pour wane xale yi am na ñoo xam ne war nañ leen mën a xool copier leen Nelson Mandela Kwame Nkrumah Alioune Diop Binta Diop bi ñu tuddee bibliothèque bi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sall Maktoum Yaay Astou Dianka keneen ak keneen ces hommes là ñoom la ñu war a copier mais ñun waruñu copier du ma tudd beneen tur di tooñ mais ñi ñu war a copier mooy ñi nga xam ne seen jikko rafet na sell na dagan na mën nañ ko utiliser. loolu moo waral Black History Month bi ñu ko découvrir ñu ne ñun tamit dañu koy organiser à notre manière ànd koog waa association sénégalaise des femmes diplômées des universités ànd koog waa IA de Dakar.
lycée Mame Cheikh Mbaye pour def lu ñuy tuddee les entretiens de l'excellence muy benn initiative boo xamante ni dañ ko taxawal pour mën a permettre tey may élèves yi ñu am possibilité wax ak directement benn professionnel bu nekk ci benn métier pour ñu mën a xam lan lañ war a def lan moo leen war pour buñ bëggee dugg ci métier bu mel noonu ñu mën tamit xam métier boobu lan la laajte en termes d'exigence lan mooy quotidien am naka lay dundee au jour le jour et qu'est-ce qu'il faut véritablement pour ñu mën a réussir ci métier yu mel noonu parce que ñu bari ci ñun jaar nañ foo xamante ni au début on se disait que bëgg nañ nekk lii mais xamuñu réellement qu'est-ce qu'il faut faire léegi ñun dañ leen jox opportunité boobu noonu boo xamante ni ñoom dinañ mën a comprendre réellement et poser les bonnes questions aux différents intervenants qui seront là que mu nekk ci deux aspects yëpp ñi nga xamante dañoo entreprendre mooy dañoo demal jël seen yoonu bopp ak ñi nga xamante dañoo au moins jël option wu dem véritablement sur les emplois salariés entre autres à travers peut-être la fonction publique ou le privé. ñu ngi dajale tey lu tolloog 250 ndaw yu jóge ci lycée yu bëri bokk na ci lycée Mame Cheikh Mbaye lycée élite lycée d'excellence lycée KS ACAPES entre autres Tamba commune lycée technique lu tolloog juróom-ñeent mooy 9 établissements yoo xam ñu ngi fi te bu ñu paree ci loolu ñu ngi bëgg a gën a wàccee affaire yi ñu gën a demaat ci yeneen établissements yi wàcce tamit ci yeneen niveau yi mu nekk collège wala primaire pour que orientation bi tey ñu mën ci jàpp bu baax a baax parce que ñun loolu moo ñu tax a jóg ci suñu projet bi ñu nekk muy projet Yaakaar Jeunesse Citoyenneté. Fonds d'impulsion de la microfinance dafa signer benn partenariat ak Innover. C'est dans ce sens que fonds bi accompagner 3 institutions de microfinance. Fonds bi dafa ñëw ci digitalisation. Avant fonds d'impulsion de la microfinance daawoon def digitalisation mais lan la ñu doon def dañu doon jël ay terminaux de paiement jox ko institution de microfinance yi ñooñu ñu dem wut ay agents de collecteurs. C'est-à-dire ay agents yu dem ci luuma à luuma collecter soit épargne bi soit remboursement de crédit donc loolu ñu doon def avant donc de ce fait des fois nit ki day verser xaalisam léegi su verser xaalisam des fois boobu su ko soxlaa du ko fekk ci institution bi ndax des fois connexion serveur bi day yéex wala sinon du am accès internet donc il y avait beaucoup de problèmes maanaam ay problèmes traçabilité sécurité ak connexion. Donc de ce fait innovation bu FIMF indi tey maanaam sa portable ngay jël ak application Innover loo bëgg a def nga def ko que FIMF def na étape bu important c'est-à-dire pas bu important dans le sens où dafa lancer vraiment digitalisation. Gis ngeen évolution bi lu mu doon def avant ak lu mu doon def tey xam nga bokkul nga sa portable di def sa transaction. C'est dans ce sens tey ñu def restitution pour amorcer aussi que c'est une nouvelle ère. Que le film se lance vraiment dans la digitalisation.